FIARA 2021 foire bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllum mbay mi ak sàmm gi édition bi nga xam ne moom la ñu amal ren ginnaaw ndigandiku bi nga xam ne am na ci daaw ak mbasum coronavirus tey seen émission dundee suuf si ñëw def spécial foire dundandoo mbooleem li nga xam te ne bii moo fi gën a ràññeeku fës na si bis bi nga xam ne moom la ñu ubbi officiellement li nga xam ne moo di foire bi ci teewaay yëpp docteur Moussa Baldé jëriñ ji nga xam ne mooy wàllum mbay mi si réewum Sénégal waaye nag foire bi ko wax xam ne du mbay kese mbay la ak sàmm jëriñ jër wàllum sàmm gi it ñëw na fi nemmeeku si li nga xam ne moo di liggéey bi yooyu yëpp dina fës si li nga xam te ne bii moo di jataay bi waaye nag dinañu ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ak sàmmkat yu jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk fii si foire ñoom ñëw gaaral fi li nga xam ne moo di produit yi bawoo fii si réew mi yooyu yëpp nañ ci ànd ak ñoom ak li nga xam ne moo jëm si wàllum transformation fës na si wàllum yar jur gi fës na si wàllum li nga xam te ne bii moo di ratt meek yu ni mel yooyu yëpp fës na ci ak ni nga xam ne noonu la soxna yi taxawoo li nga xam te ne bii moo di mbay mi ak seen ràññeeku si wàllu woowee loolu it fës na si incha allah dinañu yaatal mbooleem yooyu la poñ si biir li nga xam ne moo di jataay bi ñu leen beral tey si dunde suuf si nga xam ne dañ ko tànn def spécial FIARA édition 2021 ànd seeg yéen si lépp loo xam ne tey moo koy ñoŋal kon dañuy dem ànd ak yéen dugg si biir stand yi dugg si biir bërëb yi nga xam ne fi la ñuy gaarale mboolem lu tukkee si suufu Sénégal di mbay mi ak sàmm gi ñu fasal ko fii si FIARA édition dañu am mbégte ñëw fii tey ubbite maanaam 21e édition bu FIARA ñu def ko ak directeur Cissé ñu ngi koy gërëm di ko sant ci teewaay bi ñu ngi gërëm maanaam organisateurs yi di leen féliciter ñu ngi gërëm producteurs yi nga xam ne ñoom dañu jóge ci seen gox-goxaat yi ñëw fi wane seen pas-pas wane seen mën-mën gis nañu agriculture sénégalaise lu ñu gis fii ci en terme de transformation war nañ ko mun wane fu ne dañ ko doon wane partout salon de l'agriculture de Paris wane nañ ko partout donc fii aussi Sénégal waa Ndakaaru ak ñeneen mun nañ ñëw fi gis sénégalais yi lu ñu mun ci agriculture ak transformation parce que ici on voit aussi bien l'agriculture le côté production que agro business ñu ngi gërëm organisation yëpp rawatina CNCR nga xam ne fu ñuy taxaw fu béykat yi taxaw rek ñu ngi seen wet di leen gunge ñu ngi gërëm mboolem maanaam association mënuma lim ñëpp mais en tout cas gëm naa ni fii sénégalais yi ñi nga xam ne comme DG Cissé waa Dakar Plateau la ñu xam naa ni xamuñu maanaam mbéy lu bëri mais mun nañ fi gis Sénégal li ñuy mbéy am yaakaar gëm ne li ko comme ni ko président Macky Sall waxee non seulement mbéy mi dafay téye suñu économie mbéy mi dafay joxe maanaam xëy ndaw ñu bëri bu ñu demee ci agriculture dina gën a bëri rapidement. diggante ñaar fukki fan ci weeru mai ba fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2021 dund nañu ñaar fukk ak benneelu édition foire internationale bi ñu jagleel wàllum mbay mi ak sàmm gi ak lépp lu ci tukkee FIARA édition 2021 gis lu toll ci juróom-ñetti téeméeri exposants yu jóge ci ay gox yu feccanti ko ci biir réew mi ay góor ak jigéen ci wàllum mbay mi ak sàmm gi ak wàllum transformation produit yi nga xam ne ñoo tukkee ci mbay mi ak sàmm gi fës ci lool gën see ràññeeku nag ay soxna yoo xamante ni bii ñu jàmbaare lañu lool ci wàllum produit yi ñu transformé yi nga xam ne fii ci réew mi lañ ñoree ñu defaree ko fii ci réew mi ngir ñu jëfandikoo ko fii ci réew mi dunde suuf si dunde liy tukkee ci réewum Sénégal rekk moo leen yitteel waral seen taxawaay ràññeeku lool ci bile foire. maa ngi jógee département de Fatick arrondissement Fimela ci Fimela commune andi nañ fi produit halieutique andi nañ fi produit forestier comme anacarde waaw ndax ñun ay transformatrice lañu ci suñuy territoire produit halieutique yi ñu indi mooy andi nañ huître ndax ñun dañuy élever huître dañoo nekk ci ostréiculture ak projet wetland
mu ñuy jàppale dañoo andi nañ aussi crevette séchée andi nañ ay tuufa andi nañ ay géej ak ay yéet andi nañ aussi ay anacarde noix de cajou andi nañ ko waaw pour exposer. waaw produit halieutique bi doxu fa bu baax ndax am na fa pour ñu transformer ko defal ko ba mu am valeur mais fi nga koy jaayee jee ndax boo liggéeyee liggéey bu sell tey te amoo foo ko jaayee xam nga li ma la wax du la amal njëriñ ndax boo xoolee ci jamono Covid bi stocké woon nañ loo xamante ne yaatu na mais presque dañ koo mujj tuur ndax jamono boobu ci la saison crevette bi ibbi woon bi saison crevette bi ibbee ñu liggéey lu bëri teg mais doo gis koo ko jaay amul oto bu daw amul dara bu demee ba période am passé dafay mujj yàqu ndax doole amut bu doole amoon ñu mun a transporter suñuy bagage jëm fu ne dem jaayi ji ñoo ngi jéem parce que dinañuy déplacé wu dama suñu bopp côté Mali mais boo xoolee boo déplacé wu dama sa bopp côté Mali quantité bi nga war a yóbbu doo ko yóbbu quantité bi nga yóbbu boo dindee sa transport dindi sa consommation doo deseeti dara parce que aussi ay agriculteur lañ dañuy mbay lañ yaakaar dañuy am céréale dañuy am ay bisaab dañuy am ay ceeb ay béykati ceeb lañ waaw lépp la ñuy liggéey c'est que rek lii suñu problème mooy salinisation des terres suñu suuf dafa am xorom boo béyee rendement bi nga xamante ne moom nga war a am mooy nekk suñu problème fu ñu dem dañ koy jooytu et président Macky Sall ak ministre bi agriculture xam na la nekk ca territoire ba ñun liggéeyoon nañoo moom bi mu nekkee Soudagri liggéey naa ñun ci gestion durable des terres kon moom xam na li nga xamante ne moo nekk ci territoire yi war nañoo mën a jàppale waat ci projet yu mel ni gestion durable des terres tey ba ñu mën a liggéey defaraat suñu suuf si mën a liggéey jëriñoo ndax liggéey toujours bu amul consolidation du dem ndax fonds yi nga xamante ne moom lañ doon jéem a xeexee xorom si fu lu tuuti la woon ay 30 millions la woon 30 millions nga def ko si territoire buy wone des milliers d'hectares nga def ko ci benn pont bi eggut nga am plus de 10 ans ba 20 ans defuñu fa dara consolidation du fa am waaye bu nekkoon tey bu ñu commencé def fa benn brique béton ak benn ciment ñu bàyyi ko fa beneen année ba ñu indiwaat beneen brique béton ak benn ciment durabilité dina am te ñun ay béykat lañ amuñu. ci foire bi foño laa indi waaw. foño mooy lan. foño précuit la bii mooy foño ñu ngi si benn céréale la comme ni ngeen utiliser ceeb ay dugub yooyu noonu foño bi bu nañ ko utiliser noonu parce que dafa baax si diabétique moom nga koo togg plat bu la neex dafa oyof waaw. alors foño xanaa spécialité waa Kédougou. waaw ñun bu ñu amee gan yi moom la ñu teralee gan yi waaw parce que foño mooy suñu base. foño mu nga ko togg comme ni ngay toggee ceebu jën mu nga ko togg comme yaasa wala maafe loo neexee nga def ko boole ko ak ginaar wala yàpp waaw mën nga ko togg tam comme laax def si soow. foño indi naa précuit indi naa araw foño indi naa jukka au foño waaw indi naa lem karité pëndox buy ak netetu be mooy suñu épice la parce que ñun dañoo bëgg a wàññi ay bouillon dañoo gis ne bouillon yi lu muy cause nit dafa bëri moo tax ñu utiliser netetu pour remplacer comme jumbo bi parce que netetu bi huile la ba huile bi mën nga koo lekk doom yi nekk si biir la ñu utiliser def ko netetu jafe-jafe mooy problème d'emballage la ñu am parce que ñu ne dañoo tere sachet plastique yi te carton yi tamit dafa nakare am yombul waaw on est obligé que ñu ut fi ay sachet aluminium yi def suñu produit yi non yàquwul sax mais parce que dépense bi ñu ciy def ak employé yi nga war a fay ak nga xool ndox bi parce que foo ñëw dafa laajte xaalis liggéey bi dafa métti da ngay fay ay jigéen ñu koy raxas jigéen ñu koy suusal
nga am ay nit yoo xam ne dañu koy surveiller pour balaa moo wow ñu koy yëngal nga fay tamit ñi koy paqueté ñi koy peese tamit dafa jafe-jafe trop wax dëgg yàlla. Kédougou moom neex na dëkk bu neex la mais moyen bi moo manqué waaw parce que foofu am na suuf fu ñu bayee comme Mama Aya Ndiaye am na tool foño am na tool ceeb xam nga ñëpp bu meloon ni moom Sénégal mën nañu ne duñu am difficulté dundu voilà parce que moom dafa yëngu si wàllu mbay waaw. pour jardin ak véranda am na notion corporelle France nekk sama partenaire ñun ñëpp ñu ngi leen di remercier. man indi naa fi sirop Dakar sirop junjeer sirop bisaab indi naa fi kenkiliba indi naa fi sungufu karisol ak fooyu karisol ak sungufu kenkiliba indi naa ko fi indi naa sànqal indi naa araw parce que ñun am nañu suñu tool am ci limon yeeg ay karisol ak lépp mu nga foofu am suñu centre boo xam ne fa la ñuy toog di liggéey suñu lépp. jafe-jafe yi ñu faral di jànkonte daal mooy affaire butéel yi nii am ko moom yombul parce que dafa cher boo ñu ngi koy jaay benn yenn litre bi benn ay 450 xam nga loolu dafa cher boo ci naree jënd say suukar ak yu yi nga war a def ay Dakar yeeg kii bi war ko cee def far koo jaay du yomb parce que koo ko jaay ay 2500 nangam du ko nangu te day fekk boo ko jaayulee noonu doo ci génn waaw mais boo si ñàkkee pexe itam noonu nga koy defee wax dëgg yàlla ku ñu mënoon jàppale ci ak ay étiquettes yeeg yooyu daal moom macha allah mooy suñu waa moo ñu sonal wax dëgg yàlla ñu sonal la ak machine yoo xam ne tam ñu mën ñoo jàppale pour defaru junjeer bi dëbb bi ak yooyu lu ñu war a am la ba ñu ci jàppale itam ñu nangu. ci wàllum organisation foire bi nekk loo xam ne it fës na lool si biir réew mi waaye it fës na si biti réew sous région bi teew bu baax a baax si biir la Fiara ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawu si mbégte la ñu bëggee li nga xamante ni bi moo di tekk si réew mi daal di fës lool si foire bi waral nag ñu ubbi ay bërëb yoo xamante ni bi dinañ fi mën a joxe am xëy si wàllu mbay mi ak sàmm gi ñëpp teew fi mel ni yaatu na lool. particularité wu Fiara at bi nag mooy des ci réew mi liggéey fi tekki fi mën na nekk waaye fokk mu ànd ak ngëm-ngëm moo tax Fiara ren bi dafa def benn village ñu tuddee ko village boo xam ni pour emploi jeunes yi la ci agriculture dans sa généralité. gisaguñu dara mais yaakaar na depuis conseil présidentiel bi amoon approche bi changé na. léegi structure yi wax président lancé na leen un appel pour que ñu génn ci bureau yi dem ci jeunes yi donc ay jamono da nga daan gis des antennes de proximité le projet yi amoon léegi amatul mais yaakaar naa ne depuis conseil présidentiel bi nit ñi ñu ngi génn moo tax ñu créé village bi boo xoolee lu mot fukki structure ñu ngi fii de financement kon jeunes yi bu ñu ñëwee dinañ leen recevoir déglu leen conseiller leen mën na am sax ñu war fi mën am liggéey parce que man Fiara gis naa fi ñoo xam ne tey bu ñu dikkee fii dañ may gërëm di ma sant parce que 21 ans la Fiara def am na ñoo xam ne fii la ñu amee liggéey nekk nañ fi stage mën naa la jox maa ngi jàkkaarloog benn directeur général boo xam ne premier stage am Fiara la ko defee tey il est directeur général donc ça fait plaisir de recevoir ce monsieur là qui est un exemple un modèle la donc loolu dañu ci am fierté mais nag pour liggéey fii foog nga gëm ni war nga mën a tekki fii waaw exposants yi nag mën na ni juróom-ñetti téeméer la 800 exposants waaw donc foofu la ñu toll à des degrés divers am na producteur baa ngi fi éleveur baa ngi fi ñoo ngi ma seq nii donc fii mooy Renades donc ku ko xam mooy kuréelu sàmmkat yi gën a rëy fii ci Sénégal mooy kuréelu sàmmkat yi gën a rëy fii donc vice président Djibi Wade ngi nii Mame Ibrahima mu ngi nii donc président Omar Sow xam naa ni dana ñëw ci ay jamono donc Fiara bi gudd na ñu ànd ñëw ñu célébrer ndoo Fiara cabinet yaa ngi fi conseil yaa ngi fi structure de financement yaa ngi fi transformateurs yi sous région bi dara kenn desul kon ñu ngi ubbi suñu ay bunt tàllal ñëpp loxo ñu ànd parce que Fiara moom feetu baykat la sàmmkat la nappkat la. njeexital yi mbasum coronavirus am si koom-koomu réewum Sénégal ak biti réew it kenn du ko bàyyi ginnaaw
wala it foire bi amul ni ki daaw ndax mbas mi ñëpp ko yëg. waaw impact bi il est général ah l'impact il est là mais nag l'homme propose Dieu dispose li ñu mun rek mooy conformer wu ci ndogalu yàlla mais alhamdulilah ba yàlla may nañu xolu muñ muy organisateur FIARA yi nga xam ni c'était à 2 mois de la FIARA ci la mbir mi di parce que FIARA ko xam mars la doon am jëm avril tey jii ni ñu ngi jëm mai dem juin ñu ngi ci mai jëm juin kon même ñi nga xam ni ñooy participer loolu mu ngi leen dal mais ñu ngi koy gérer rafet na toogaay bi rafet na lenn rek la ñuy déplorer équipe bi nga xam ne délégation bi jógee Niger bi ñu njëkkee ci ñëwee ci territoire Mali dañ leen a attaqué dóor ci oto bi ñetti ballu fital donc jël seen ay xaalis jël seen alal loolu rafetlu ñu ko ñaaw na loolu day wane ni insécurité am na toujours ci sous-région bi kilifa yi ñu ngi nuy dégg nañ ci jël ay matuwaay ba pareille chose ne se reproduise plus donc parce que Afrique moom libre circulation des personnes et des biens loolu moo indi CEDEAO. FIARA bi dafa doon loo xam ne fës na si bu baax a baax li nga xam ne moo di wàllum sàmm gi ginnaaw mbay bi ni mu si ràññee ko waral nag tey ñu fekk si ñi nga xam ne ñoo yor xar yi fii ñu ngi ak gerte gi nga xam ne ñoo di waa Kër Serigne Touba Serigne Khadim Diagne ñu toog ak moom bokk si ñi nga xam ne ñoo koy taxawu Serigne Khadim ginnaaw bi ñu la nuyoo dalal jàmm si jataay bi nga xam ne moom la ñu jagleel mbay ak sàmm tey foire bi mën nañoo xam yan ngeen fi indi. waaw ginnaaw bi ma nuyoo pare di présenté wu ci géttu waa Kër Serigne Touba bergerie Mame Ibra Diagne waaw foire bi moom indi nañ fi sujet yu bari indi nañ fi ay champs yu bari indi nañ fi Pape Cheikh indi nañ fi Golden indi nañ fi Mbay waaw indi nañ fi tamit ay jeunes mâles yu bari ak i tëng waaw. yan xeeti xar ñoo fi nekk ay laadum la ñoom ñëpp. ñun indi nañ fi laadum indi nañ fi ay médecins azawat pour croiser waaw. léegi xar yi fi nekk xar yu ñuy jaay la wala dañ ko indi pour nit ñi xam exactement yan variété. tamit indi nañ xar yu ñuy jaay indi nañ ay sujets yoo xam dañuy jaay indi nañ xar yoo xam si ni tamit ay mâles la pour présenter xar yi nii ñii ñooy seen papa ñii ñooy seen yaay waaw. yarum xar jafe na. yarum xar waaw yomb na yombul ndax ba ngay am bëgg-bëgg bi d'abord ba ngay mën a yar tamit di nga am bëgg-bëgg bi moo tax yomb na yombul boo ko dee xaalis moo la ci dugal rek doo mën a yar moom mais bu dee am nga bëgg-bëgg bi di nga leen mën a yar waaw. saa su nekk ñuy wax ne xar si réewum Sénégal rawatina bu événement yu mel ni tabaski dikkee daanaka li ñuy jëggaani moo bëri dañuy yare si réew mi bëriwul nan la ñu mën a def ba saafara lu ni mel yéen ñi nga xam ne yéen a yar ban gis-gis ngeen ci am. waaw gis-gis bi ma ci am moom mooy ñu arrêté xar yu jigéen yoo xam ne si dañ leen abaatu lu bari xar yu jigéen dañ leen war di sàmm ñuy jur di produire xar yoo xam ne si moom la ñuy mën a tabaskee Sénégal bu ñu farataaloon loolu tabaski dootu fi manqué en même temps bu doon ministre bi mu ngi ciy jàpp bu baax si wàllum élevage bi tabaski mën na bañ a manqué ci Sénégal waaw. léegi yarum xar tamit yéen ñi ngi ciy yëngu bëri na ñuy xam ne ñu ngi ciy dugg ku si dugg bëgg see réussir lan nga war a jiital. ku ci dugg bëgg see réussir mooy li ma la wax léegi rek amour bi nga yow jiital bëgg-bëgg bi di nga leen bëgg ñuy yor sa xar yi tamit bu dee employé nga yor employé yi yor sa xar yi dañ laa war a gën a bëgg xar yi yow mi borom xar yi soo ci defee loolu di nga ci réussir waaw. nee na jëwriñ ji yor wàllu mbay mi ñooy woon teew si biir foire ku nekk it xam ne ni ministère de l'élevage am na fi li nga xam ne moo di village jëwriñ ji di Ali Sele Diop ñëw it nemmeeku si foire bi ni mu tëddee ak mboolem stand yi nga xam ne ñoo fi nekk si wàllum sàmm gi fësal mbégteem. Alhamdulillah. Mais ça se passe bien? Très bien. Très bien. Il y a 3 ans, ils étaient venus, ils avaient amené des moutons Oui. à la foire, d'ailleurs, c'est là où on les avait Oui, hébergés. oui. Et en rentrant, ils avaient amené du sel, hein, c'est ça. Ils avaient rempli les camions de sel pour C'est les ça. amener. ku ñëw fii tey da nga gis ne éleveur mboolem koo xam ne da ngay liggéey ci mbirum élevage ci Sénégal da nga mën a natt jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko boo toogee ñëwuloo fii mën nga ko bañ a gis mën nga ko bañ a yëg waaye boo ñëwee fii depuis presque 3 heures de temps maa ngi wër ci stand yi élevage mboolem loo xam ne dafa xeet élevage mu gis liggéey bu mucc ay may fàttali ne ñetti at ca gannaaw bi ñu doon def journée nationale de l'élevage président de la république dafa mel ne dafa gisoon li doon ñëw mu ne nañu fullaal bayum mboq tey gis nañ ne aliment de bétail boobu nga xam ne ñu ngi koy jooy mu yokk boo ko xaajee fukki yi xaaj juróom-ñett yëpp mboq la te mboq moomu dañ koo jëgaani bitim réew tey ñooñu di ko jaay bitim réew gis nañ ne fañ koy jënde njëg li
lu ma juróom benn weer ak ni mu yokk sénégalais yi nga xam ne dañu am seen usine nag nekk fii di defar aliment de bétail di ko jéggaani ala kulli xaal bu fekkee ne ma ngay yokk foofu bu ñëwee li war moo ñu yàq njëg yi ñun nag buñ ci basé woo rek coono lekk ci ñun donc moo tax may lancé appel fii tey Sénégal yi gën a góorgóorlu ci mbayum mboq mi rawatina également ci culture fourragère bi nga xam ne tey alternative la pour que ñu mën a dundal suñ jur gi rawatina nag pour am meew. jur gi ci kër gi yaakaar nga ne dina atteindre li nga xam ne moom autosuffisance en mouton fii ci Sénégal. waaw parce que tey ci tey boo seetloo dëkk bu mel na Dakar ñu bëri ñu ngi yar ci seen kër yi di bañ mbetteel ci bésu tabaski donc loolu dafa am solo boo demee ca kaw ga nga xam ne man ci laa dëkk ñu ngay yar ci biir kër ga ndax loolu nag mooy améliorer quotidiennement revenu ménage yi nga xam ne ñoo nekk foofu maanaam njël yi nekk foofu dañuy yar ci seen kër. marché hebdomadaire jotee ñu ñëw jaay pour faj seeni soxla bokkut ak li nga xam ne dañ koy yar nag jëbale ko fu sore donc loolu lépp nag boo ko boolee mixé ko loolu mooy njëriñal Sénégal. niki ni ci xar yi fësee ci bile foire ci wàllum sàmm gi noonu it la njanaaw yi fësee njanaaw yu feccantikoo ay raas yu ñu miinul gis ci réewum Sénégal lépp ñoo gaaral ko fi ngir wane ni sàmm gi mën naa gën a yaatu ci réew mi. waaw exposé nañ fi picc yu bëri comme perroquet yi ñoo ma gën a jege si ñoom laay commencé am na fi ay ara chloroptère ak ara ararona am na fi aussi cacatoès blanc am nañ fi ay ginaar comme hollandaise à huppe nègre soie brahma sebright ak padou loolu lañ fi indi comme ginaar indi nañ fi ay pigeon différentes races comme king mondain texan stracer pan frisé voyageur king yooyu yëpp indi nañ ko fi aussi. en dehors de animaux yi am nañ aussi seen i accessoires comme mangeoire abreuvoir am nañ aussi ay cage aliments yëpp dañ koy def. niki noone ay nag ak ay bëy ñoom it ay raas yu wuute ñoom ñëpp teew nañu ci bi la bërëb. waaw jur nagu indal mais si importe rek ay Éthiopie lañ jóge duggee fi ñëw. fi ngeen leen di yare ba ñu mel ni lan la ñuy lekk yi nag. bi di ay ngooñ rek ak grand moulin ak kooraay Mali bi loolu rek lañu lekk. élevage la kay kon noonu boo bëggee si rey rek da ngay rey di am kuy ñëw foofu jënd ko 1,6 million wala 2 millions pour rey te kew wala ak leneen wala ñiy jëm ay gàmm dañu ñëw si jënd 2 millions 3 millions 4 millions. mais ay yenn éleveurs yi wala ay kilifa yi di dem si gàmm yi rek ñoo bari li ñu jënd instant yi li ngay jox nag yee rek loolu nga koy jox mais kat yi si affaire aliment bi rek ça compte fu mu toll nag bi noonu lay diire tey à part 30 kilos ngay compte nag bi noonu lay diire te man presque damay xaaj saako bi di digg bi rek laa koy xaaj. Diatou Koulibaly, consultante internationale, passionnée de l'élevage depuis plus de 12 ans. J'ai créé Bémoni, une entreprise d'élevage qui agit sur 6 volets, au-delà de l'embouche bovine, caprine et ovine. Nous faisons aussi de la représentation commerciale. Nous conseillons et aidons les femmes à monter des projets d'élevage et à aller chercher des financements.
Nous organisons aussi des événements, nous faisons de la gestion d'événements liés à l'élevage. Bémoni a été la promotrice de la première ferme pédagogique du Sénégal, qui est une foire à but pédagogique axée sur l'agriculture, l'élevage et l'environnement. L'idée, c'est en fait d'initier les jeunes et les enfants à aimer la terre, à aimer les animaux très tôt, à être respectueux de l'environnement. Parce qu'on a beau faire des projets pour les jeunes, si très tôt on ne les initie pas, on ne les amène pas à aimer ces secteurs, c'est des projets qui sont souvent voués à l'échec. Bémoni fait aussi des cultures fourragères en partenariat avec Senza Agri, une société sénégalo-sud-africaine installée à Keur Momar-Sarr. Oui, cette chèvre Caleb est importée du Niger. On les appelle les chèvres du Sahel, avec une spécificité un peu tchadienne parce que c'est des chèvres qui sont très hautes en taille, avec un poids carcasse, poids vif aussi qui est assez important. Des chèvres assez impressionnantes parce que moi j'ai commencé les chèvres avec des chèvres normales du Fouta, des chèvres casamançaises, mais après j'ai importé des chèvres sud-africaines avec mes partenaires Senza. Qui ont vraiment eu beaucoup de succès parce que je les ai stabulés et j'ai beaucoup travaillé sur le poids, la beauté et je les ai revendus. Mais de plus en plus, je constate, étant dans le milieu ladoum, qu'on peut aussi avoir des chèvres qui ressemblent un peu au ladoum. Et quand j'ai découvert les chèvres du Sahel, les chèvres tchadiennes, avec des amis nigérians et tchadiens, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai commencé à travailler sur cette race. Et depuis lors, je compte beaucoup de clients, beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, vu la hauteur, vu l'esthétique. C'est des chèvres en fait qui sont à usage mixte, à usage viande et à usage lait. C'est des chèvres qui peuvent vous produire après allaitement du chevreau à peu près 2 à 2,5 litres par jour. Quand elles sont vraiment stabulées, élevées dans de bonnes conditions bien évidemment. Les chèvres du Tchad et du Niger sont des chèvres très hautes en taille, alors que nous, nos chèvres sont un peu naines. Quand vous allez par exemple au sud du Sénégal, dans la zone casamançaise, vous avez des chèvres qui sont très basses, un peu comme on appelle les draft goats, qui peuvent quand même avoir des portées gémellaires ou des triplés. Mais nos habitudes de consommation, ou quelquefois, ça dépend en fait, vous savez, pourquoi cette race? Ça dépend de la cible qui achète. Vous avez des éleveurs passionnés qui veulent juste élever par passion, voir la beauté de la bête. Mais vous avez aussi d'autres éleveurs qui sont des reproducteurs, des éleveurs professionnels qui veulent améliorer génétiquement leur cheptel et qui s'intéressent à ces chèvres pour relever un peu le niveau génétique. Alors l'intérêt, c'est sur deux volets. Vous savez, le Sénégal est un pays déficitaire en viande. Ce n'est pas comme le Soudan qui fait partie des 10 premiers pays exportateurs de viande. Donc chaque année, nous importons beaucoup de viande. À peu près, la demande en mouton de Tabaski, c'est dans les 700 à 800 000 têtes. Et nous avons ce problème. Beaucoup de gens ne savent pas que le Coran dit si on n'a pas de mouton, que ce soit bélier ou femelle, on peut faire la Tabaski avec la chèvre. Vous savez, il y a une bonne partie au Sénégal qui fait de la Tabaski avec un bouc. Alors moi, je me suis dit, un cheptel qui fait à peu près 5 à 6 millions de têtes au Sénégal mérite quand même d'être regardé de près. Les moutons, on est à peut-être 4 et quelques millions, mais les chèvres, ça peut être une alternative aux moutons. Pourquoi la chèvre? Moi, je me dis que la chèvre, elle a ce côté rustique, autonome, plus facile à élever que le mouton qui demande quand même une conduite d'élevage, une prophylaxie assez stricte. La chèvre, elle est plus résistante, elle s'adapte très vite et puis c'est un très bel animal de compagnie aussi. Foire 2021 ñu ngi ba léegi ci fi nga xam ne moo di wàllum élevage bi di sàmm gi toog ak Baye Diawlin Diouf nekk président organisation wu Renades di kuréel gi ëmb ñi nga xam ne ñoo di sàmmkat yi ci réewum Sénégal ñu teew fii ak variété yu bëri ci wàllum ay jur yoo xam ne moom lañ fiy fësal ginnaaw bi ñu siyaaree bu baax Baye Diouf ñu ngi leen di dalal jàmm ci jataay bi di laaj rek nan la organisation bi tëdd tey ci foire ren bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalu ci teewaay bi ngeen di teew
man maay Mamadou Diouf jawriñ Diouf di président organisation bu RENADES bi nga xam ne Seydina Omar Sow mi nekk directeur urbanisme moo ko jiite. di leen jaajëfalu ci jóge gi ngeen jógee ITV ñëw fii pour mën a xam ñun liñ fi tax a daje ak liñ fi dajale lu muy jariñ jërëjëf. waaw liggéey bi si wàllum organisation foire ren bi tey nan la tëddee. waa ni mu tëddee mooy maanaam am na innovation boo xam ne parce que biñ fi mujjee daje amuloon concours mais ren organisé wu nañ ba maanaam concours bi dana am mâle dana am femelle dana am agnelle dana am jeune mâle. te bëgg nañ yooyu ñu yëpp kenn ku ci ne incha allah président ak bureau am nee nañ dañu fas yéene motiver xar bu ci jël première deuxième troisième yëpp bëgg nañ leen a motiver. waaw beneen bi ci des organisation bi it ñi nga xam ne teew nañ fi muy borom usines yi liggéey aliment comme organisation ren bi mën nañ ne am na innovation bu am solo bu ci am ndax gis nañ fi xar yi defe naa gis nga xar yi mais xar yu rafet lañ indi. beneen bi ci des gis nga tam niñ ko organiser nii lii defe naa ne tànt yi ñuy yëkkatee ay xasida wala ay nu mu tuddati turi yàlla nii lañ koy liggéeyuñ ko neneen waaw loolu yëpp ci li tax ñu def ko xar yàlla daf ko barkeelal ndax dafa jotoon benn bakkanu yonent muy yonti yàlla Ismaïla loolu moo tax ñu nit ñu fonk xar yi ba def organisation bu rafet bii xam ne ku fi ñëw même bu fekkee xar nekkul sa bopp sax lii dana tax yow nga bëgg xar dana tax nga yari xar waaw ndax développement la ci réew mi ba tey ndax fi mu ne bergerie boo fi gis ay xale nga fa di ci daan seen doole di ko yóbbul seen i wayjur am na ci ñoo xam ne yor nañuy kër mais am na ñoo xam ne ci seen wayjur lañ koy yóbbu am na ñoo xam ne seenam njàng ci lañ koy àggalee waaw loolu daal organisation bi ñu def loolu la beneen bi ci des mooy RENADES gi nga xam ne maay nekk seen président organisation maanaam bi ñu jógee président bi di Seydina Omar Sow dafa wax ne humilité partage boobu maanaam waxoon na ko jëfe na ko ak RENADES ndax ñun ba ñu jóg ba taxawal RENADES dañu wër régions yi ci Sénégal yëpp fenn fu ne dem nañ ca fu ñu ci dem maye nañ fay mâle maye fa ay femelle maye fa ay tëng maye fa aliment muy Ndakaaru muy Kaolack muy Louga muy Ndar muy Touba fenn fu ne maye nañ fa ay mâle ak aliment loolu defe naa ne képp koo xam ne doon nga suivre RENADES rek xam nga ne loolu bokkoon na ci action yoo xam ne def nañ ko am na benn tabaski boo xam ne fu éleveur nekk xooluñu kii éleveuru laadum la xooluñu bu xar la xooluñu bu nag la ñun fu éleveur nekk rek ay camion 30 tonnes lañ yoroon di leen may aliment te loolu liggéeyu RENADES la pour doon wan nit ñi maanaam ne humilité partage bi président bi waxoon ci loolu la ñuy dox loolu daal li ñu organiser loolu bokk na ci loolu. beneen tamit gis nañ ko moo di ñi fi teew si ay gétt bari na naka nañ def ñoom ba bokk si foire ren bi dañuy bindu woon avant wala nu mu demee. waaw ni ñu def ba bokk si parce que dugal nañ ci réseaux sociaux yi benn communiqué beneen bi ci des am na ñoo xam ne man xamante naa ak ñoom sama portable lay jël parce que daf ñu xaw a bett sax mais kon mën na gën a fees nii ndax gis nga sapito bu mag bi fees na ba gis nga liñ yokkaat fee ci ginnaaw waaw bi loolu amee bi ñu ko dugalee ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne ci réseaux sociaux yi lañ gisee sama numéro woo ma am ñoo xam ne man maa yëkkat sama téléphone woo leen ñu ñëw loolu moo waral affaire bi développé ba tollu nii. mu mel ni gis nañu ay nag tamit si ginnaaw ak yeneen yu jur dafa mel ni yemul ci xar yi rek. yemul ci xar rek am na nag am na xar même am na ay copine nag ay pigeon gis nga comme niñ ko jëlee am na béy yoo xam ne Brésil la jógee am na brésilien boo xam ne moom it ñëw na moom gis nga machine bële pour machine yi ñuy monter pour di ci piquer nag yi moom moo ko fi indi waaw pour di la wax ne daal ñun dañu jóg pour lu développer Sénégal nag kenn mënu ko développer te du waxoo mbéy waxoo càmm waxoo napp waaw toujours damay wax ma ne foo mën a dem ci àddina bi loo fa mën a jëfandikoo moo xam lu ñuy lekk la lu ñu sàmm nga fay jëfandikoo muy élevage wala lu ñu napp ci géej gi wala lu ñu béy ci suuf si ñett yooyu réew moo dem looloo ko yor. mu mel ni kon doxin woowu bu ñu ko wéyee li nga xam ne moo nekk jafe-jafe at mu jot tabaski bu jotee ñu wuti loo xam ne dañ koy jëgaale biti réew kon dinañ ko war a mën a saafara. bien sûr lu mën a saafarawu la li ñuy gën a waxaat rek gouvernement bi mu gën a bàyyi xel rek éleveurs yi parce que éleveurs yi maanaam ku leen jàppale rek jàppale nga sam réew ndax lépp lu ñu def. lu jëriñ réew mi la te du ñu xuloo du ñu xeex du ñu mars
duñu def lu dul nekk seen i jur kon kooku ku ko jàppale rek yaa ngi jàppale sam réew te boo leen jàppalee xale yi gis loolu xale yi nga xam ne xëy na amoon nañ xalaat yoo xam ne mën nañuy def yenn yoo xam ne mën na delloo ginnaaw am réew parce que réew ku ca nekk di nga am loolu naqari mais nag boo ko amee am responsabilité doo yàq waaw ku ci am responsabilité rek doo yàq waaw parce que kenn du gis li nekk ci liggéey xam li alal di jariñ nga di ko yàq boo xam loolu ñàkk xam responsabilité la ku dul am loola naqari cim réew nag amul waaye boo ko amee bés boo koy def mu wër na ne liggéeykat nga bu boobaa doo yàq waaw. jërëjëf di ko jaajëfal Diorine Diouf jaajëfal leen mbokk yi si teewlu bi loolee di pàcc bi nga xam ne moom lañ leen tegloon si wàllum li nga xam ne moo di sàmm gi si FIARA 2021 ñu wéyandi gëstu bi. ñoom bu ñu xëyee jël nañ ko mbag gi leen jëm ci tool ya muy taw ña nga ca tool ya ñoom ña nga ca tool ya li tukkee si jur gi it di meew mi di loo xamante ni bii fës na si FIARA édition 2021 stand yu bëree bëri yoo xamante ni bii ak ay organisation yu wuute ñëpp ñëw gaaral li nga xam ne moo jóge si jur gi di wàllu meew moo xamante ni bii mën nañ cee am soow ratt meew mu ñu woyal waaye it ànd ak céréales yi nga xamante ni bii moo koy gunge. man la soxna Fatoumata Ka bokk ci directoire des femmes en élevage du Sénégal nekk région Dakar département Pikine commune bu Malika may femme éleveur bokk ci filière lait bi di transformatrice lait ñu ñëwoon ci FIARA bi di exposer suñuy produits maanaam soow bi dañ koy transformer am na lait frais mooy meew am na lait caillé mooy soow bu ñu woyal am na boo xam ne tamit dañ ko transformer en yaourt am na tamit boo xam ne dañ ko transformer mooy diw ñor ñu transformer encore en fromage mais kenn du wax soow te boole woo ci tamit céréale locale ndax xam nga ne soow day ànd ak laax day ànd ak araw day ànd ak caakri donc loolu moo tax ñu exposer suñu céréales locales yi boole ci vraiment ñuy rafetlu nag liggéeyu suñu ministère ndax c'est une première ñu am village ministère de l'élevage kon ñoo ngi ñaanal suñu ministre vraiment jéego yi mu def ñun acteurs yi kontaan nañ si ndax ñoo ñu gunge ci stand gunge ñu ci frigo yi am nañu ay nagu local am nañu tamit ay xar ndax ku nekk xam na ne dañ ñu waxoon ne autosuffisance en mouton donc jéggaani bi ñuy jéggaani xar yi loolu moo tax ñu ne ñu na ngeen dugg ci embouche bovine depuis loolu nag vraiment jigéen ñi def nañ ci ay jéego yu rëy a rëy ñoo ngi tamit ci culture fourragère bi muy maral falfa tey jàpp naa ni foo dem ci Sénégal di nga fa fekk jigéen boo xam ne day bay ñax ba ci ñun ñi dëkk Dakar bien vrai que xam ne ku ñëw Dakar xam ne dañu am problème foncier mais yàlla baaxe nañu ba ñu am toolu maral falfa tool baa ngi fii ci Malika vraiment ñu koy rafetlu ndaxte ku nekk xam na ne jëndal jur muy lekk ku nekk xam na ne metti na donc ñoo ngi béyal jur gi muy dund. ci
ci wàllum gunge gi du exposant yi rek ñoo ñëw si biir foire waaye it agence yi nga xamante ne bi ñoo nekk si réewum Sénégal di yëngu si wàllum mbay ak sàmm ñoom it teew nañu ngir gunge bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ñëw ngir gaaral fii teew si ginnaaw ministère bi yor wàllum mbay mi ak ministère bi yor wàllum sàmm gi. bi ma ñëwee ci foire bi dama am mbégte mais mbégte boobu déjà bi ci jiitu mooy sama rakk Saliou Keita mi nga xam ne mooy DG wu CICES mu dalal ñu fi muy koo xamante ne bi mooy premier FIARA am ndax 2020 bi daf ñu fekkoon ci Covid 19. xam bi ma xam Saliou xam naa ne bi FIARA bi tàmbalee ba léegi Saliou nelawul ndax xam naa bu baax yéene bi mu am ci koom-koomu réew mi ma fekk fi également Pape Abdou mi nga xamante ne aussi dafay am liggéey bu am solo bu muy def avec les équipes de la FIARA ñu koy def tey ñu ngi ci 28e édition mais également ma fekk fi équipe bu COSEC bi nga xamante ne maa leen fi yebal pour ñu encadrer ñi nga xamante ne ñooy exposé ci stand yi nga xamante ne COSEC mettre na ko à la disposition des Sénégalais et des Sénégalaises tey ji COSEC disons fanweeri stand ak ñeent la jël jagleel ko gracieusement maanaam saa nga fay ay producteurs yu jóge fépp ci Sénégal ñu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett loolu boo gisee ñu def ko parce que dañu jàpp ne Sénégal yemul Ndakaaru Sénégal fépp la yem te ñooñu nga xamante ne may nañ leen loxo ñu ñëw fekkee fii ba exposé ba jaay ba am ay contact ñooñu dinañ gën a ubbeeku ci wàllu koom-koom bu ñu doon def benn dañ ko fulal def ko fukk donc loolu liñ ci jublu également mooy gën a gunge président de la République ci politique bi muy mëne ci Sénégal ndax président de la République politique bi muy mëne mooy politique gu inclusion maanaam sénégalais yëpp a yem sénégalais bi nekk ci kaw go dafa war am courant am ndox am ay possibilité te loolu président de la République def ci liggéey bu am solo liggéey boo xamante ne gis nga li ñu gën nañ maîtriser courant bi gën nañ maîtriser ndox mi gën nañu également maîtriser production yi maanaam li ñuy bay muy génne ci suuf si beneen étape bi mooy transformation maanaam loolu ñu bay ñu defar ko defarin boo xamante ne dina gën a yomb ci jëfandikoo ko ñu jëm nag ci agropole yi agropole yooyu balaa ñu fay egg lii jigéen ñi di def ak góor ñi nga xamante ne ñu ngi nekk dans la transformation loolu day inséré wu ci agropole yooyu ndax ñoom li ñuy transformé nii dañ koy gën a dugalaat ci agropole yi gën a dem à l'échelle comme ni ko tubaab di waxee ba transformation boobu aussi ñu gën ko labelliser mu gën a mën a dem dugg ci sunuy marché mais également dugg ci marché extérieur kon loolu ñu def ñun waa COSEC sunu cœur de métier la sunu warugar la mais dañ ko def avec fierté FIARA nekk une initiative privée bu ànd ak waa CICES ñun aussi ñu ñëw jàpp ci dans l'intérêt du pays te loolu moom solo. li ñu dugal ci koppar aussi. waaw li ñu ci dugal ci koppar je pense que weesu na ñaar fukki millions ak ñeent mais bu ma jëlee charge yëpp la ndax boo nee charge yëpp mooy di nga jëlee nit ñi seen dëkk jox leen lu ñuy dundee ci période foire bi jox leen également ay stand yoo xam ne duñ ko fay. mais également encadrer leen même ñenn ngi sax ba ci ay carte de visite yi ñu defaral seen bopp ba ci étiquetage yi ba ci emballage yi donc boobu également ci li nga jëlee stand yi pour accompagner davantage les promoteurs de la FIARA. alors bi ma duggee sànq ci village du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural vraiment comme on dit xaw naa gis naa lu ma neex trop parce que li ma neex mooy dama gis ne produits agricoles yi. moo xam ñebbe la moo xam foño la moo xam mañag la moo xam bisaab la moo xam ceeb la moo xam ak lu mu mën di doon te ñu koy béy ci réew mi léegi jigéen ñi am nañ benn xarala bu nga xam ne moo leen di may ñu transformer ko defar ko jekk-jekkal ko présenter ko ci présentation bu nga xam ne tey soo demoon Europe wala nga dem Amérique wala nga dem feneen da ngay jàpp ne foofu lañ ko defee nga xam ne boo gisee rek déjà dana rafet ci bët te lépp lu rafet ci bët kiy jënd daf koy sawar a jënd te loolu la ñu gis femmes yi jóge ci Sénégal yëpp association yi jóge ci Sénégal yëpp GIE yi jóge ci Sénégal yëpp mu nekk lu nga xam ne lu am solo la vraiment ñuy ndokkeel bu baax a baax ministère de l'agriculture et de l'équipement rural ci initiative parce que lii tamit mënul ñàkk foofu mooy am ay bërëb ay yu nga xam ne nit ñi dañ fay tasante di jëndante di jaayante di jëlante ay adresse di def ay commande te loolu moo tax foire jóg bon bien entendu mënoo fàtte Sonacos bon standu Sonacos mi nga xam ne moom la nit ñi xam muy defar dëwlinu gerte surtout ma am mbégteeg bànneex rek wax Sénégal yi ne leen dëwlinu gerte bi ñu doon laaj incha allah dina dellusi ci marché bi fekk juillet bu ñu fi yàlla bàyyee mu nekk dëwlin bu nga xam ne Sénégal dañ koy laaj parce que xam nañ ne dafa baax ci seen wér-gi-yaram
bien entendu li tax muy dellusiwaat yi tamit dafay dellusiwaat ci mbubb yu bees. mu ngoog mbokk yi ñu doon bàyyi xel seen émission Dundee Suuf si leen lañ indiloon si FIARA 2021 di foire bi ñu jagleel wàllum mbay mi ak li nga xam ne moo jëm si sàmm gi foire édition 2021 bi nag li nga xam ne fës na si bu baax a baax di ñi nga xam ne moo di production yi nga xam ne day am si réew mi ak ni nga xam te ne bi noonu lañ koy transformé ak soxna yi nga xam ne jóge nañ si mbooleem gox yi feccanti ko ñëw fii si Ndakaaru ngir gaaral fi li nga xam te ne bi moo di li ñuy defar ak li nga xam ne moo di wundu di bëgg bu baax nag ñu jàpp leen si ndaxte li nga xam ne moom la ñuy bay yàqute gi muy yàqu si tool yi bari na kon transformation da cee nekk loo xam ne am na solo di leen bàyyi xel si bu baax si wàllum transformation dafa am solo waral nag ñuy woo kilifa yi ngir ñu am ay unité de transformation moo xam mu jëm si wàllum mbay mi wala sax sàmm gi li nga xam ne moo jëm si soow mi ñuy rat saa su nekk di ko mën a transformer leneen production laitière ak li nga xam moom lay génn si réewum Sénégal bari na kon li nga xam ne moom la ñu mën a jàngatee si foire ren bi bari na donte toogoon nañu atum daaw defuñu ko mbasum coronavirus waraloon ko atum ren fës na si baax a baax li nga xam te ne bi moo di ak jur goo xam ne jóge na si yeneen i bërëb ñëw si réewum Sénégal ñuy wane ne bu ñu ko bëggee mën nañu ko réewum Sénégal mën naa dundal boppam li ñuy dund yëpp mën naa jóge si biir réew mi bu fekkee ne jox nañu cër yu mat si yi nga xam ne ñoo war a am si li nga xam ne moo di mbay mi ak sàmm gi kon foire bi jàngat loolee mën nañ ko say def jaajëfal mboolem équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ngir jàppandal gi Cheikhou Gueye ki nga xam te ne bi moo di Cheikh Diop fare woon si caméra bi ak mboolem reportage yi nga xam ne ànd nañoo ak moom Ndeye Mariam Gueye tamit am na loo xam ne jàpp nañ ci bu baax a baax si wàllum reportage yi jaajëfal mboolem équipe production bi beneen jataay beneen weer seen émission Dundee Suuf si xibaar yi nga xam ne mooy tukkee si wàllum mbay mi ak sàmm gi lépp luy koy jëmale kanam fii lay ñoŋe